jërëjëf Fatim mbokk ñu ngi leen di rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaar ñu tàmbale kooku tiis wi nañ fi doon wax bërki démb ndongo daara bi di Mouhamadou Mar Mbaye moom dafa ñàkk bakkanam te lycée Charles de Gaulle bu Saint-Louis mi ngi doon def classe première nekkoon nag doon def gymnastique far am fa malaise ñàkk bakkanam démb leen ko jébal boromam muy tiis ca daara ja ci njaboot gi ñu ànd ceeg Ousseynou Diop ak Habib Seck. Mar Mbaye élève la nekk ci classe première ci lycée Charles de Gaulle mu mujj génn àdduna ginnaaw ay cours gymnase yoo xamante ni def na ko ci kër gi nga xamante ne fa la dëkk ñuy yëkkati xasida yi ci beneen wàll ga njaboot gi nekk ci naqar. ñu ngi koy ñaanal yàlla àjjana firdaws li ndogalu suñu borom la nangu nañ ko bu baax nekkoon nag xale boo xam ne am na diine am na lislaam yaru na il passe inaperçu koo wax mun la Mar Sène am na yar bu rombee nuyoo na tànt daal di dem. gos bu doy waar gos bu particulier parce que yaru woon na amoon na kersa. moom nag témoignage yi benn la xale bi nga xamante ni ci classe première la nekkoon ci lycée Charles de Gaulle ku yaralu woon tey am itam diine ci lycée bi nga xamante ni sax fa la jàngee professeur am ak ay xaritam di témoignage ci moom. très discipliné. li xew metti na lool ndaxte man bokk na ci xale yi nga xamante ni dañ ma respecté woon ci biir classe bi bu ma daan ñëw bokk na ci ñee njëkk a jug kon lii moom dafa doon loo xamante ni metti na ci classe bi yëpp. waaye Mar booy wër nit ku baax nit ku yaru nit ku teey foo ko fekk benn jikko nañ ko mën a seddal il est souriant boo ko soxlaa ne ko booy kaay jàppale ma sama enchaînement moom mooy première personne bi taxaw pour jàppale la. Mouhamadou Mar Mbaye nag nekkoon na xale boo xamante ni ku yaru la ci lycée Charles de Gaulle bii fi la ñàkkee bakkanam li nga xamante ni yéeneen yàbbi ci mbir ma nee nañ ci sëpp galañ yi ma doon def ci la baat ba dammee ba mu ñàkk ca bakkanam. jërëjëf Ousseynou Diop ñu wax it ci doxu ñaxtu bu ñuy liggéeyee ci waa poste amal démb fii ci Ndakaaru diggante place de la nation ñu gën ko xam ci place de l'Obélisque dem ba ca rond-point RTS ñoom nag jàpp na ni poste buñ ci waxul kër ga dana sëngeem ndax jafe-jafe yi muy dund ci wàllu koom-koom lu toll ci ñeenti junni ak ñetti téeméeri emploi ñu ngi leen di menacé ba tax na kon bëgg nañ nguur gi daal di ciy jóg lu ko deful kon mbir yi dina ñaaw ñu ànd ceeg Aminata Mbare Sow ak Ababacar Camara. doxub ñaxtu baa ngi tàmbale ci place de la nation daal di jubali rond-point bu RTS ñii di ay agent bu waa poste di wax naqar bi am ci gestion seen boîte. état dafa niroog daf ñu bàyyee ak ñi nga xam ne moom la dënk kër gi muy directeur généraux yi képp koo xam ne ñëw nga da ngay jàppee poste bi sa moomeelu bopp yow ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal yow ak say ñoñ yow ak say mbokk waaye jàppee ko comme outil boo xam ne dina la mën a permettre nga gën a mën a renforcer sa base politique gën a mën a defar say affaire waaye boo paree dañ lay bàyyi nga dem te dara du ci fekk. ñu daal di leen amal koppar yu am solo toll ci ay milliards ñu jàpp ne loolee tax na tey jile seen boîte bi am nañu jafe-jafe ngir def yenn transaction financière. ba ca jiitu mooy paiement de bourse de sécurité familiale yi état yorel na ci poste tey jii nii la nga xam ne moom la ko deseel mën na 37 milliards. waaye lañ koy wutu ci gox ak goxaat yi muy jur ay perte ci résultat xam nga poste tey jii état daf ko war a compenser en termes de rémunération du service public. daanaka fukki at ak juróom a ngi nii benn organe de contrôle daal di fay dugg ngir xool càmbar tamit naka la ñuy gérer boîte bile. depuis plus de 15 ans gis nañu ni amul benn corps de contrôle boo xam ne ñëw na ci poste bi malgré alerte yi nga xam ne travailleurs yi ñu ngi koy def loolu nag li mu jur moom mooy que ni tey jii nekk nañ ci situation boo xam ne la ñu warloo même ak clients yi mënuñ ko def saa su yàlla sàkk tey jii nii bu ñu jàkkaarloo ak clients yi war leen a jox jébbal leen la nga xam ne la ñu warloo ak moom duñ ko def parfois dañuy agressé même liggéeykat yi. bu weesoo marche pacifique bile fas nañu yéene amal ab préavis de grève loolee lépp nag ngir gën a attirer attention nguur gi le su ko defee mu gën leen jàppale comme ni mu koy defee ci yeneen agence publique yi le. ñu wax ci mbas mi daanaka li naan ñetteelu vague bi moom ña nga ca fii ci Sénégal ni mu yokkee boo xoolee nag réew yi lu toll kon ci 85% ci yooyu réew boo sàgganul kon variant bi ñuy wax delta ma ngi leen di laal ba tax na rek ñetteelu dose moom am nañu xalaat sax ne munta ñàkk buñ bëggee xeex boobee mbas buñ sukkandikoo kon ci ñi nga xamante ne xam-xam dafa màcc ci wàllu vaccination rawatina professeur Tandakha Ndiaye Dièye bi jàpp ni
suñ njiit yi war nañoo gën a fëgg ci taabal ji su ko defee kon waa bitim réew mën a séddoo ñàkk yi ne toog ne duñ ko bokk ñu ànd ceeg Fatou Kiné Demb ak Modou Diop. jàngoroy coronavirus bi nag ak ni muy soppeekoo ba ci nag bi ñu duppee variant delta jaaxal na lool àdduna wërngal këpp jàpp nañ sax ne cas yi ni mu yokkoo jamono ji variant bii di delta moom moo ko waral ñi nga xamante ni ñoom ñooy gëstukat yi nag nii muy soppeekoo sax daf leen jaaxal. léegi dañoo seetlu ni virus bi dafa changé camp xale yi moyenne d'âge 25 ans yi 27 ans yi 26 ans la gën a jàpp ka mag ñi lan moo tax xam nga lan moo tax parce que ñax mag ñi la ñuy commencé ñax mag ñi ñoo ñaxu 50 ans jëm kaw la ñuy commencé ñax moo tax 50 ans jëm kaw variant delta bi def fa benn dégât. li ñu njoxtu ci variant bi mooy ndax ñàkk yi mënal nañu ko dara am na sax ñu xalaat ni ñetteelu dose nag mënta ñàkk waaye bu boobaa Afrique fan la jëm laaj yi samp mooy lan moo war a doon taxawaay suñuy njiit. Afrique bu ñu góorgóorluwul bu ñu gaaw joti ñàkk yi loolu dama koy wax fii dañ ci war a taxaw léegi nu mu gënee pour ñu gën a gaaw jot ci ñàkk yi am nañu voix danañu dégg mais il faut que ñu jot ci fi mu nekk nii. fii ci Sénégal limuk askan wi ñàkku nag xayma nañu ko ci juróomi téeméeri junni yu teg juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett ñu ne nag dëgg la ñi ngi defi jéego waaye li des dafa bari. c'est 3% de la population sénégalaise lañ ñàkkugum première dose te ñun li ñu soxla mooy 70%. kon bu fekkente ni 4 mois nga ñàkk 500 000 personnes 1 an ngay ñàkk 1,5 million personnes loolu moo fi nekk te 1 mois boo defee 1 an te nga am 10% environ donc pour nga am 70% kon day nekk juróom-ñaari at bi loolu kenn du attanu ko juróom-ñaari at boo ko nee def gis nga vague yi di nga ci am ba doyal. ñuy fàttali ni tey jii sax dina am ci wàllu vaccination yooyu ndaje bu am solo bu nar a dox ci diggante gouvernement bu Sénégal muy ay ministre de la santé wàllu coopération war a rek xaatim ñoom ak Union européenne ba ci waa France benn projet de financement jëm kon ci production de vaccin par l'Institut Pasteur ci ngoon gi lay am foofa ca Institut Pasteur dinañ ci ñëwaat ci nam gën a yaatoo dinañ jàngat économie des vaccins yooyu ak Souleymane Niang ci kanam lay doon ñu wax ci Assemblée nationale démb kon lan daal di rek ubbi seen session extraordinaire bi leen mën a tax rek ñoom député yi kon ñu càmbar modification code électoral bu bees bi ginnaaw kon bi commission politique dialogue national pare seen liggéey ba jébaloon ko njiitu réew mi bërki démb ci altine ji ci conseil des ministres extraordinaire boobu ci lan adopté woon kon boobee projet de loi jëm ci modification code électoral député yi nag xaw nañoo am wuute ci gis-gis bi rawatina kuje gi ñuy déglu leen ci micro Habib Faye. ñi nga xam ne ñoo fi am ay député muy parti yi nga xamee muy député yi ëpp ci opposition bi demuñu woon ci dialogue bi ba tax na kon jàpp naa ne loolu bu ñëwee dañu koy jël rek taxañ ba mu àgg ñu sànniwaat ko ca poubelle ba nun opposition bi. danañ ci wax comme maa ngi doog a jógee conférence des présidents su ma génnee danaa consulter suñu groupe liberté et démocratie bi nga xam ne moom laa jiite mais aussi danaa consulter député yi nga xam ñoo nekk ci non inscrits pour que ñu toog waxtaan xool nan la ñuy jàkkaarloo ak ñii. dialogue national ci dialogue national bi mu am commission politique boo xam ne dafay liggéey ci les réformes institutionnelles di liggéey ci mode élection yi di liggéey ci lu bëri donc nag ñu wooñu pour tëj rek session bi président Moustapha Niasse on nañu tëj nañ session bi li des mooy comme ni mu ko waxee léegi ñu dem rapidement la conférence des présidents ñu réunir daal di xool ban bés la ñuy jàpp pour commission technique bi ndax xam ngeen ne commission technique fa la ñuy càmbaree projet de loi bi nga xam ne mooy code électoral bi donc muy commission boo xam ne muy kujje gi mu ñu ànd ak nguur gi mu ñu tëdd ak jaaxaanaay ñun ñëpp mën nañoo mën a am suñu temps xool document bi interroger nga xam ne mooy ministre de l'intérieur. ci neexul am nañ droit ne lii neexuñu ci ñu def amendement pour dindi ko loolu yëpp am na moom daal code bi defarugun ko pareegul nan ko nekk dañ ko war a indi waxtaan ci waxtaan nag bu ñëwee ñëpp ko bokk waxtaan boobu nag mooy waral tey lépp loolu ci naqari nga ne lii naqari génn ñu nga demandé ñu génn ko ci loolu am nañu loolu autorisé nañ leen ko mais tey nag nanu jàpp ne daal incha allah rabbi fii ak semaine prochaine bu soobee yàlla lépp daal am incha allah dana leer. xibaaru bitim réew ñu ànd ceek Modou Fall lan moo ci gën a fees. Chérif ñu dooree ko kon Soudan du Sud du jàppal ni foofee lu tolloog téeméeri doomu aadama teg ñaar fukk ak juróom-ñaar faatu nañu kon ginnaaw ay laale yu am ci diggante kon armée ba ak ñi nga xam te ni ñooy fipp yoo xam te ni rek
dañoo amaloon li nga xam te ni moo di ab opération ngir nag tubaab duppee ko désarmement waaye ndaw ña daal bokkee ci ngelaw ak ñoom dañoo bañ ni kenn du leen summi ba loolee tax nag mu indi laale ba téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari doomu aadama faatu ci. ñu wax ci sommet G5 Sahel bi nga xamante ni daañu ko amal tey ajjuma ji ci vidéo conférence doon lu njëkk nag gannaaw bi nga xamante ni ñii di kii di Emmanuel Macron di njiitu France daal dinay woon kon xam ne ni lépp li nga xamante ni moo di wàllu lii di opération Barkhane xëy na dañ ko doon dagg tey jii nag ci ab réunion dana waxtaane lan moo waral mu jëloon boobu leen ndogal waaye du ca wéet ndaxte ki nga xamante ni moo jiite Niger di Mohamed Bazoum day nekk ca wetam. ñu wax ci xiif gi nga xamante ni mu ngi gën di yokku ci àdduna bi ndax mbas mi tey jii jàppal ni juróom-ñetti doomu aadama ñooy faatu ndax xiif ci minute bu ne mu di simili ci àdduna bi waaye loolee nag nga xamante ni rapportu waa ONG Oxfam la ñu ngi ko xam ne ni ki juróom-ñeenti fan tey jii ci weeru sulet wala juróom-ñeenti fan bi génn mu jàpp ni daal ONG bi nii nañu xam ni daal yëf ya dana yokku ba bu ñu moytuwul fukki doomu aadama ak benn daal daañu faatu ci simili gu ne ndax xiif jeexaleek faatu wala sax assassinat ki nga xam te ni moo jiite woon ay si moom nag ñu ngay wéy di jàpp ñi nga xam te ni jàpp nañ ni ñoom seen loxo daf ca taqee ba tax na police bi xam ne ni commando nag bi nga xam te ni rek ñoo amal jëf ji ne mel ca biir boo ko limee jàppal ni ñaar fukk ak juróom benn ay colombien la ñu ñaar ña ñoom daal ay américains yoo xam te ni kon ay si la ñu bàyyeekoo waaye Taïwan xam ne ni ci àjjuma ji jàpp teg nañ loxo ñenn ci ñoo xam te ni fukk ak benn la ñu toll ca biir ambassade ba nekk foofee ca Port-au-Prince foofu la ñu làqatu woon ñu yemale fii xibaar yu biti réew yi Chérif Dia. jërëjëf Modou Fall mbokk yi kon ñu bàyyi leen nag soxna Fatou Dieng mooy génn seen émission info du matin. jërëjëf Chérif ak Mamadou Fall xibaar yi day dellu siwaat à partir de la semaine prochaine incha allah xam ngeen ne tey mooy der de la semaine moo tax sama gars yi ànd ak cawarte ak mbégte puisqu'ils vont vers le break de 48 heures. Souleymane moo tax Chérif ndox mu sedd mee ko jàpp tey ndoxu bërigo bi mu sangoo te tànkalu ko c'est vrai que il fait chaud quand même mais quand l'eau est glaciale vraiment lu mu tàng dafay sedd. Malheureusement oui. Bon Chérif on te voit pas à la rédaction le week-end on ne sait pas si tu es en week-end ou pas mais bon. Il est en télétravail. Il est en télétravail. Bonjour Souleymane. Bonjour soxna Fati. C'est un plaisir de te retrouver. Ben tout le plaisir est pour moi bëgg nañ lool ci dajawaat ak yow ci plateau bi. mu ngi noonu Souleymane la ñuy àndal comme tous les vendredis ci jàngat bi comme ni ko suñu yeneen jàngatkat yi di defee je crois que mën nañu si tàmbali sax c'est tout de suite. aywa Chérif jàngat bi tey yaa ngi koy wax mu jëm nag ci ñàkk yi wàllum koom bi jamonoy xeex mbas Sénégal ñu ngi naan 3e vague. waaw ñu ngi ci